asalaamaaleykum mbokk yi saxo di seetaan ITV ci waxtu wi ci ànd xeex corona tey jii nag ci numéro tey bi ñu fas yéene ci ànd ak le maire de Kër Massar Moustapha Mbeng daañu waxtaan ak moom gannaaw bu ñu leen defalee xayma bés bi ànd ci ak docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye bu ñu ci jógee yi tamit daañu dem bitim réew dinañ ci ànd ak docteur Mansour Diouf nekk France notamment à Bordeaux moom tamit daañu waxtaanee ak moom ci lu jëm ci mbas mile di coronavirus ak stratégie yi nga xam ni réewum Sénégal taxawal na ko dund couvre-feu dinañ ci ñëw ak yéen ñaanu bés bi ñu fas yéene ci ànd ak abbé Alphonse Ndour ak i tamit imam Zakaria Cissé ñu tëjee ko ak coronanet kon nag bisimilah ci li nga xam ni moom mooy njëkk muy xayma bés bi tey jii nag am nañu test yu bëri yu nga xam ni def nañ ko am na ay cas yu ci feeñ ñenn yi ay cas communautaire la yenn yi ay cas contact la ñu ànd ci ak docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye. ci junni ak téeméer ak juróom-benn fukk ak benn ci test yi nga xamante ne réalisé nañ ko juróom fukk ak benn dellusi nañu am doomu jàngoro bi yooyu nag ñu ngi tëddee nii ñeent moom la ñuy wax contact yi nga xamante ne suñu bëri bi liggéeykaay yi ñoo leen di saytu fukk ak benn moom la ñuy wax transmission communautaire ñu ngi leen di gis ci diwaan yi benn ca Mbao benn ca Maris juróom-ñett ca Touba Mbacké benn ci ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd hôpital ñu leen di faj fukk ak juróom-ñeent biñ leen saytoo gisatuñu doomu jàngoro ji ci ñoom wër nañu ñu ngay jógee ci bëju forikaay yi ñuy wax dalal jàmm juróom-ñaar wër nañ fa Touba juróom Sigicoor ñett Fann 3 ñett Diamniadio benn ñaari cas grave ñu ngi ba tey suñu service réanimation yi ca hôpital principal ak ca hôpital Fann ñi nga xam ne ñoo fa tëdd des fa seen wér-gi-yaram mi ngi ànd ak tal ci bésu tey bii ba mbas mii ñuy wax Covid-19 duggee ci suñu réew ba léegi am nañu juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak ñett yoo xam ne dañu ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu ñetti téeméer ak fanweer ak ñeent wër nañu juróom-ñeent génn nañu àddina benn delloo nañ ko ci dëkk ba mu jóge woon ñu dese tey ci ñi ñuy faj juróom téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent jërëjëf kon nag gis ngeen ko xayma bés bi noonu la fa tëddee ci 1161 test yu nga xam ne def nañu ko juróom fukk ak benn am nañ ci doomu jàngoro bi ñeent fukk yi cas communautaire la fukk ak benn cas contact fukk ak benn yi cas communautaire fukk ak juróom-ñeent wér nañu niki tey décès yi nag fa mu tolloon na fa yam rek ba léegi juróom-ñeent la ak benn bu nga xam ne évacué nañ ko kon nag bu ñu toppee lépp ñi ngi am 589 yu nekk sous traitement ñu am 334 guéris kon nag ñu gis ni rek ñi ngi def jéego yu am solo rawatina yi tamit suñu médecins yi ak personnel médical bi ñi ngi leen di jaajëfal ndax gis nañu ni daal tey ji pourcentage bi xaw na wàcc bu ñu xoolee ci àdduna bi niki tey ci suba rek ci alxames ji am nañu ñetti millions yu tegal 222 315 cas ci àdduna bi 228 269 ñoo ci ñàkk seen bakkan ci àdduna bi 1 440 ñoom ñoo ci wér kon nag mu mel ni que mbas mi am na fu nga xam ni ma nga fay wàññeeku te tamit ñi nga xam ni ñooy kër docteur ñi ngi ci wut ay saafara yu am solo bu ñu xoolee fu ci mel ni France tey ji mbir mi wàcc na bu baax Italie tamit naka noonu waaye daal li wér te wóor moo di ni nit ñi war nañu continuer
di jël seen ay matuwaay rawatina yi tamit li nga xam ni moom la ñu tuddee les gestes barrières maanaam joxante loxo moom kenn waxatu ko ndaxte nit ñi daanaka loolu adopté nañ ko port de masque obligatoire daanaka nit ñi tamit ñu ci bari ci askan bi wala 99% askan bi ñi ngi takk seen ay masque li ci des nag mooy distanciation sociale mooy maanaam daal soriante bu nga xam ni war nañ ko mun a def suñu diggante ak ñenn ñi rawatina ci marché yi ci boulangerie yi nee nañu distanciation sociale gën ngaa néew na nekk benn mètre mais boo ko mënee yokk sax moo gën ay li ci des nag mooy toog ci kër yi ku amul looy dox nga toog bàyyi baagante bi beneen bi ci des mooy nit ñi gën a am aussi farlu ci lenn moo di ni ginnaaw dañoo tere jóge dëkk ak dëkk ñu bañ di ko def clandestinement ñi nga xam ni ñoo koy def tamit ñu xam ni ñi ngi indil askan bi ay loraange kon daal mbir mi mbirum ñépp la kenn ku ci nekk na nga jàpp ni yow yaay soldaar bi njëkk ngir xeex ak coronavirus ndax guerre la ñu wax guerre te ki ñuy geeral kenn mënu ko gis boo ko mënta gis nag dafa am ay matuwaay yu nga xam ne moom nga war a jël muy raxas sa loxo ak saabu di ko def ak gel di takk masque ak geste barrière yépp ñu fas yéene ko respecté ak li nga xam ni moom la ñu kër docteur daal di digal buñ ci jógee nag dañuy daal di dem ba Kër Massar Kër Massar xam ngeen ni am na ay cas yu fa feeñoon waaye ba mu feeñee wala laataa muy feeñ sax am na ay matuwaay yu nga xam ne le maire Moustapha Mbeng ak conseil municipal bi ak i tamit autorité administrative yi nekk ci diwaan bi ak force de défense et de sécurité yi jël nañu ko ngir rek gën a yokk kaaraange askan bi dañuy ànd ak Moustapha Mbeng fekk ko foofee nga xam ni moo di Kër Massar ànd également ak suñu ndaw la fa teew di Naar Diop monsieur le maire ñi ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci ITV. waaw Malick maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu tamit yi nga xam ne mooy téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ngi ñuy seetaan à travers ITV di leen sant bu baax nag ci opportunité bi ngeen xam ne jox ngeen ñu ko tey pour que ñu mën a jàkkaarloo ak téléspectateurs yëpp mën a waxtaan ak ñoom mën a waxtaan ak waa Sénégal ñi ñuy seetaan ak ñi nekk bitim réew aussi di ñu seetaan. monsieur le maire gis nañu mbas mi ni nga xam ni mel na ko ci àdduna waaye tamit ni nga xam ni mel na ko ci suñum réew ba mu duggee ci réew mi le 2 mars ak léegi le président de la république ànd ci également ak ñi nga xam ni ñoo koy xelal ci wàllu médecine jël na ay dogal yu bari dogal yi gis nañ ci tëj frontières yi ba fi mu nekk ni cas importé kenn waxatu ko couvre-feu taxawal nañu ko waaye tamit dem beeg dikk bi diggante région ak région indi nañ ko taxawal daal stratégie ak batterie de mesures yu nga xam ne mooy tax ñuy xeex corona bi ban jàngat nga am ci li nga xam ne taxawal nañu ko ngir xeex jàngoro ji nga xam ne tey ba mu ñëwee ci réew mi ak léegi lépp a taxaw. waaw jàngat bi ma ci am rek mooy jàngat bi mesures yi nga xam ne d'abord son excellence le président de la république jël na ko depuis bi nga xamee ne Covid bi commencé na ci àdduna bi plus particulièrement bi nga xamee ne ñëw na ci dugg na suñu réewu Sénégal président ndogal yi mu njëkk a jël bi si njëkk ci ndogal yi mooy génn na wax ne Covid bi am na ci réew mi waaye kat ndogal bi may njëkk a jël mooy am na suñuy xale yoo xam ne nekk nañ fële ci Wuhan nga xam ne fa la feebar bi jógee ñooñu kat duma leen jëli dama leen di bàyyi foofu moo indi ay polémique yu bari mais bi histoire demee ba ci kanam histoire jox nañu raison. boo xoolee ci suñu diine sax li mu wax mooy bu mbas amee cim réew moom bu fa kenn jógee di dem ci benn réew waaye bu kenn jógee ci réew di fa dem mu nekk lu benn point bu am solo ñu demaat ba ci biir mu jëlaat yeneen mesure yi mooy bu ñu demee ba 20 heures maanaam bu kenn génnati ba 6 heures du matin mu nekk lu am solo mais loolu mu accompagner ko ak yeneen mesure maanaam tere rassemblement ñuy daje mu ne bu kenn dajeeti nuyoo bi nañu ko bàyyi parce que boo nuyoowee nit danga mën nga ko transmettre li nga xam ne mooy feebar bi distanciation sociale tamit nañ koy respecter nañuy sorente ba nga xam ne du ñu mën a wàllante jàngoro bi waaye comme jàngoro bi xam nañ ne nekk na loo xam ne moom du dox nit ñi ñoo koy déplacer ñu ne kon nag déplacement yooyu nañu ko wàññi waaye entre région ak région sax léegi bu ñu kenn génnati ci région di dem di dugg ci beneen région
ndax li ñu siy bañ rek mooy nga jëlee ko fii dem yóbbu ko feneen donc mesure yooyu yëpp ñu gis depuis mbas mi commencé ba léegi ci réew mi mënuñu wax lu dul ay mesures yu am solo la léegi nag li ci des mooy ñun population bi kenn ku si nekk si mesure yooyu ñu jël nga xam ne ay mesures yoo xam ne ay borom xam-xam yoo xam ne seen xam-xam nàcc na ñii ci santé ñii seen xam-xam nàcc na ci feebar yi nga xam ne dañuy wàlle ñoom wax nañu plus état ñun ñu xam ne lii kat kon suñu njariñ la ñu jéem ko def suñu kéemtalaal kàttan respecté ko pour mën xeex mbas mi mu gaaw fee jóge parce que mbas mi lu war a gaaw a jeex la war a doon warul nekk luy yàgg ndax mën na daaneel réew lu mën a daaneel réew nag su yàggee rek réew mi dina ko yëg kon nag mu gaaw fi jóge te pour mu gaaw fi jóge nag il faut que mesures yooyu yëpp ñu wax ñu respecté ko jërëjëf. alors monsieur le maire bu ñu ñëwee ci sa gox muy Kër Massar bi fi mbas mi bi ñu ko déclaré le 2 mars ak léegi am na ay cas yu fa feeñ ndax mën nga dellusiwaat ci situation épidémiologique bu Kër Massar. waaw Kër Massar bi ñun yàlla def na teel nañu jóg ci xeex Covid bi parce que bi ñu déggee président de la République son excellence Macky Sall génn le 14 jàkkaarloo ak askan bi wax ak askan bi wax ay mesures yi nga xam ne moom la ñu war a jël pour ni nga xam ne moom la ñu war a muccee ci feebar bi ñun bi ñu ko déggee ñun mu wax rek dañu xam ne kon lii lu sérieux la kon ñun war nañoo jóg ñun le 16 mars ci la ñu daal di woote ñun tamit suñu réunion boo xam ne dañoo woo couche yi nga xam ne ñu ngi nekk ci population bi yépp ñu commencé ko ci médecin chef district bi fi nekk ak ICP yi nekk ci poste de santé yi ak case de santé yi woo service d'hygiène woo commandant brigade gendarmerie woo les délégués de quartier woo les imams woo les bàjjenu gox woo les responsables des jeunes woo ASC yi groupement de femmes yi woo tamit commerçants yi ak transporteurs yi waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne mooy mbas mi ak ci mesures yi nga xam ne président jël na ko ak ci mesure d'hygiène ak mesure barrière yi nga xam ne tey techniciens yi ci santé bi wax nañ ko ñu ne kenn ku nekk nag nga def mbir mi muy sa mbirum bopp boo jógee nga dem ci couche yooyu nga wax leen ko couche yooyu yëpp suñ booloowee xeex ko yàlla mën nañu dimbale ba mbas mi danañ ci mucc bi ñu defee loolu kenn ku nekk jóg daal di dem daal di doxi loolu mais ñu jël dogal bu njëkk ñun ci suñu conseil municipal ndax xam nga ne mbas mi bi muy dugg ci réew mi ñun kenn xalaatul woon benn mairie ci sa budget ba nga voté woon décembre ne mars day am coronavirus kenn mënu ko woon xalaat kon préparé wuñu woon ci suñu budget yi loo xam ne danañ mën a jàkkaarloog mbas mi pour xeex ak ñoom mais li ñu mën a exécuter rek am na loo xam ne voté nañ ko ci voie normale des choses nga xam ne mën nañ ko jël pour jàkkaarloo ak mbas mi en attendant que ñuy def ay virement de crédit ñu daal di génnee 10 millions ne léegi nañu jënd ay médicaments pour alimenter suñ district bi alimenter suñ poste de santé yi alimenter case de santé yépp ba nga xam ne ñoom danañ taxaw pour mën a jàkkaarloo mais comme mbir mi dafa am loo xam ne moo ci nekk mooy dafa am ay mesures yu ñu wax da nga war di raxasu dañu war di sorante dañu war takk masque ñu ne tamit nañu jël 7 millions ñu jënd ko ay détergents comme ça dem ci garage yi sensibiliser leen dem ci marché yi sensibiliser leen dem ci poste de santé yooyu ma waxoon ak district bi ñu def loolu séddale leen détergents yooyu wax ak ñoom bàyyi wu ñu tamit daara yi ñoom ñëpp ñu séddale leen ko waxtaan ak ñoom pour ñu jël mesures yi ñu continuer demaat ba ci biir ñu toog lu mat weer ndax feebar bi mi ngi fi dugg le 2 mars ñun ñi nga am suñ premier cas le 3 mars le 3 mars bi ñu amee cas benn ñu ne cas communautaire le 4 mars ñu amaat beneen cas ñu ne cas communautaire ñu dem le 7 mars affaire bi daal di mujj nekk 5 léegi nag bi ñu amee lu mat 5 cas ni cas yi tegaloowee ci 72 heures ak Kër Massar rëyaay bi ak ni mu bëree nit surtout ci Carrefour bi ci rond-point bi nga xam ne tey mbooleem kuy jóge Jaxaay kuy jóge Tivaouane Peulh ñàkku rab ñàgg Rufisque wala Malika wala Yëmbal foofu la ñuy daje nit ñi fa daan nekk bëri boo xam ne ñëpp ragal ne comme corona dugg na fii rek xalaat nañ ne musiba naaru laay la bomb la léegi nag donc il fallait ñu jël ay mesures yoo xam ne tey loolu nga xam ne mën na am bomb boobu mën na am te bu amee dëkk yooyu ma la limal yépp ndax position Kër Massar ni mel la nga xam ne mën naa ne trait d'union la ku jóge ci ñaay ba Kër Massar ngay wàcc doog a jël foofu oto pour dem Dakar kon dinañ koy yóbbu ci ñaay bi yóbbu ko Dakar tas ko fépp kon waruñu ko seetaan ñu waxtaan
ak préfet de Pikine muy Moustapha Ndiaye maa ngi koy remercier de passage ak le sous-préfet Omar Dia ak le commandant de brigade ak capitaine bi nekk Rufisque capitaine compagnie vraiment ñu def réaction yu gaaw waxtaan rapidement jël ay mesures rek mesures yooyu ñu daal di ko appliquer ne léegi nag rond-point boobu amatul arrêt pour transport amatul ambulant yuy jaay centre commercial bi fa nekk ñu tëj ko marché bi nga xam ne moins de 500 mètres la muy marché Aïnou Mady nekk marché bi gën a mag ci Kër Massar nga xam ne fu nekk la nit di jóge di ñëw foofu di jaay ñu tëj marché boobu bi ñu ko tëjee léegi teg fa sécurité bu am solo léegi nag jël yeneen mesure tamit ci yeneen béréb yi nga xam ne ay nit dañ fay dajaloo ci Kër Massar yeneen marché yi ñu ne marché bu tijji 6 heures na nga fexe ba 3 heures na nga tëj na nga wut équipe boo xam ne na koy nettoyer na ngeen teg ay mesures d'hygiène yoo xam ne tey ku ñëw di nga raxasu takk sa masque dugg ci biir marché bi ñun avant ñuy wax port de masque obligatoire sax ñun jóg nañu def benn concept un Massarois un masque suñu artisan yi nga xam ne ñoo nekk ci biir commune bi liggéeyatuñu tëj nañ marché yeeg yooyu ñuy ñaw ay masque ñëw seet si ma mairie ne dañ koy jàppee ñoom ci combat bi ndax gis nañ ne xeex bi fa muy mujjee ci ay masque lay doon ma ne leen nag léegi comme jox ngeen ñu ay masque ñun tamit danañu jël xaalis jox leen yéen tamit ngeen ñuy ñawal di ñu jox ñuy may population bi pour que masque yi population bi yépp mën si jote donc docteur aussi ñëwaat waxaat ñu ne il faut que ñu jëndal ko ay matuwaay yoo xam ne ndax malade bi mën na am corona du ko xam su ñëwee si district bi buñ koy seet ñoom jëluñu matuwaay yi ci am ñoom su boobaa mën na leen war donc mu defal ñu benn facture bu 10 millions pour ñu jëndaatal leen ay petit matériel boo xam ne dina mën a tax ñuy ñëw di seet matériel yi ak ñi nga xam ne dañ leen di mettre en quarantaine parce que boo amee maladie bi dem sa kër wóorul ba xam wàll nga ko sa waa kër dañ leen di jël yóbbu leen hôtel mettre leen en quarantaine donc si lañ ko defal le petit matériel là donc yàlla dimbali nañu nag fii ñu toll ni tey et combat bi am nañu ci ay résultats yu positif yan résultat ngeen ci am monsieur le maire. Kër Massar est stigmatisé fu ñu ne Kër Massar wala foo dem ne Kër Massar laa dëkk sax ñu daw la am naa ci ñu bëri ñoo xam ne dañ may woo di plaindre foo xam ne dañu dëkk Kër Massar dem feneen ñu am lu ñu leen traité ak lu ñu leen xool affaire bi métti leen ñu ñëw ci man di ma clamé mais tey jii boo xoolee ñi ngi ci 0 cas ndax 6 cas yi ñu amoon kenn ki yàlla moom na ko yàlla xare àjjana yàlla na ko yàlla yërëm mais 5 yi si desoon wér nañu ba ñibbisi nañ seen kër famille yu ñu mettroon en quarantaine seen délai passé na ñoom nekk nañ négatif ñibbisi nañ ñoom it seen kër donc mën nañu wax ne situation Kër Massar bi tey depuis vendredi ba le passé ba léegi ba suba di vendredi muy une semaine ñi ngi toll ci 0 cas amuñu benn cas de coronavirus fii loolu nag dafay am lu mu dëggal parce que am na lu ma waxoon ci commencement bi ma ne cas yi ñu tuddee cas communautaire ba tax ñuy stigmatiser Kër Massar jàppeewuma ko cas communautaire ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo ko am ndax cas bu njëkk bi soo xoolee ne dafa jóge Touba ñëw Kër Massar te feebar bi mën na nekk sa yaram 14 jours doo ko manifester boo jógee Touba ñëw Kër Massar toog fi ay 10 jours mu feebar yàlla dimbal na ko moom génnul bi mu feebaree dégg signes yi ñuy wax ci feebar bi ne ku ko am rek corona la moom dafa ragal ne loolu la mu woote moo tax moom jabaram rek la ko wàll jabar ji wér na moom wér na mooy premier cas bi kon donc mën nañ ne loolu da ko indaale importé la mais nag comme dañ ne communautaire rek Kër Massar ñëpp dañuy daal di tiit yaakaar ne c'est fini maladie bi mi ngi fi xamuñu ku ko yoree kooku mi ngi wër di ko wàllaate léegi nag Kër Massar wóoratul deuxième cas bi c'est la même chose c'est un matelot bi da doon nekk ci chaloupe Dakar Gorée bi ñu arrêté chaloupe bi mu ñëw këram comme këram Kër Massar la toog fi moom it toog fi lu mat une semaine ak quelques jours moom it mu feebar ñu xool ko mu am coronavirus kooku moom moo wàll yaay ji wàll papa ji moom wér na yaay ji wér na mais papa ji moo mujj ñàkk bakkanam moo am 68 ans donc boo xoolee si seen kër yi la yem te bi mu wéree ba léegi déggaatoo beneen cas Kër Massar kon ce qui veut dire que kon la ma doon wax ne cas yi dañu ko importé woon ñun ko importé wàll ko seeni waa kër tey bi mu jeexee ba léegi beneen cas amatul kon donc loolu day wane ne ñun xeex bi niñ koy xeexee baax na te damay wax ne rek Kër Massar ñu bañ a naagu parce que dama ne feebar buy wàlle
su ko kenn amee ci Sénégal rek ak fu mu mën a dëkk ci Sénégal tant que wérul ci kooku ñu ne jeex na feebar bi mën na ñëw ci yow bu ñu toog mukk ne 0 cas la ñu am rek léegi bàyyeeku mais nañu gën a sérieux ci xeex bi mooy jël mesures yi nga xam ne ñu ngi ko jëloon depuis le 16 mars di ko doxal ba heure bi nañ ko continuer gën ko renforcer état bi aussi jàppale bi ñuy jàppale surtout avec les forces de l'ordre ndax xam nga Kër Massar dafa rëy te dafa bëri nit jàppale boobu buñ ci teggi tànk nañ ko gën a continuer yaakaar naa loolu suñ ko defee li Kër Massar di rëy ak li muy bëri population yépp su xeex bi jeexee danañ gis ne corona bi du fi def lu bëri seulement nous sommes entourés nous sommes en danger aussi parce que boo xoolee tey Tëngéej la fa am ci corona ëpp na bëri na ëpp na carrément 6 cas yi nga xam ne moom la ñu amoon ñun soo xoolee Sangalkam bi taxaloog ñun li ñu am ëpp na 9 cas soo xoolee Mbaaw bi tey nekk suñu wet la mu am ëpp na 11 cas soo xoolee tamit Yëmbal la mu am ëpp na 15 cas donc nous sommes entourés te ñu nu entouré yëpp dañu yor ay cas yu bari te nekk ay cas communautaire gis nga Mbaaw gi chaque jour rek nga dégg ko mook Tëngéej ñi ngi am te dañu dendeel moo tax ñuy gën a jël ay mesures te loolu nag naa ci féliciter la jeunesse parce que mbëru Kër Massar yi 100% Kër Massar ñoom Drogba ñoom Boy Sey ñoom Pape Diop et cetera dañu def lu rafet parce que dañu dajale mbër yi nekk Kër Massar yépp ñu tuddee ko 100% Kër Massar suñu xëyee ñi ngi ci tali bi ku ñu gis nga surcharge danañ la wàccee ne la waroo surcharge danañ dem ci garage yi di xool est-ce que nit ñi ngi raxasu mesure d'hygiène yi ñu koy respecté ñi ngi wër di dem ci marché yi di xool ñi ngi bu ma amee ay masque ñoom laa koy jox ñoo koy wër di ko séddale di ko mayee ci marché di ko mayee ci mbedd yi pour que ñëpp di takk masque beneen groupe judduwaat ñu koy wax Kër Massar sama kër waaw donc ñooñu tamit c'est des jeunes yi nga xam ne ñoom tamit Lamine Diaw ñoom ñoo fa nekk ñi ngi ñoom tamit di wër di def le même travail ñoom marché yi lañ gën a singale di dem ci marché yi di leen organiser di xool ni ñuy duggee xool mesure d'hygiène yi ñuy appliquer et cetera les étudiants ñoom it surtout ñi nga xam ne dañu def santé ñoom ñi ngi dem di sensibiliser nit ñi di waxtaan ak ñoom ci feebar bi di waxtaan ak ci mesure sanitaire yi nga xam ne su ko nit ñi comprendre dinañ mën a moytu feebar bi donc Kër Massar daal noonu la ñu jàppee feebar bi di ko xeexee ak feebar bi lu yàggul nag dara le conseil municipal aussi waxtaan nañu si feebar bi nan la ñu war a taxawee ndax état bu ñuy jàppale tamit ñun commune bi war nañ mën a taxaw tamit jàppale suñu askan. donc monsieur le maire foofu laa bëggoon ñëw ak yow. lu ñu mën a jàppale askan bi mais ñu def ay virement de crédit ndax am na tey ay crédit yu bëri yu ñu alloué woon fenn tey jii crédit yooyu dootul amati njariñ ndax par exemple bi ma mën a cité daaw yóbbu nañ Makka lu mat 10 personnes financé ci 50 000 pour mairie bi bu ñu jëlee 50 000 yooyu tey indi ko su boobaa loolu jëlaat leneen feneen ak feneen yu mel noonu dajale ko mu nekk benn montant ñu ne montant bi moom la ñuy taxawoo suñu askanu Kër Massar ci Covid bi loolu bi ñu ko xaymawee tey nekk na ci 101 millions 500 mille francs 101 millions 500 mille francs boobu ñun dinañ ko génnee danañ ci jënd bien sûr ay denrées alimentaires ndax xam nga ne li ñu état bi jox 14 130 pour ménage Kër Massar am na lu ëpp 41 000 ménages donc du doy mais su état bi joxee lii ñun ñu jël ñun tamit beneen partie ñu nit joxe ko boole si nag leneen li di confectionner ay masques di assister ñi nga xam ne tamit dañ leen di mettre en quarantaine parce que ñiy mettre en quarantaine des fois dañuy soxla assistance bu ñu nekkee en quarantaine mais même bu ñu génnee aussi dañuy soxla assistance boobu donc loolu actuellement daal foofu la ñu toll Malick su ma la résumé situation wu coronavirus bu Kër Massar foofu lañ ci tolloogum actuellement. jërëjëf monsieur le maire macha allah ku la dégg ngay wax xam ne da nga ànd ak détermination mais aussi ni nga xam ne askanu Kër Massar takkoo nañu ko ànd ak yow ndaw góor jigéen mag ak ndaw ñëpp ànd di xeex corona bi moo tax ngeen am résultat yi ngeen am jóge ci 7 cas ba tey ji ngeen nekk ci 0 cas mais comme ni nga ko waxee rek bu leen ni yàcc ni yasar bu ñu baisser la garde ni rek comme am nañu 0 cas nañu def lu ñu neex il faut que ñu continuer di respecter geste barrière yi di respecter port de masque yi waaye tamit marché yeeg daje yu bari yi ñu arrêté ko incha allah dinañu ñëwaat léegi monsieur le maire ci li nga xam ne moom mooy assistance bi ngeen di def jëmale ko ci askan bi mais bàyyi ma rek ma dem ba France dellu siwaat ci yow bu ko defee ñu continuer waxtaan bi alors en France dañuy dem
fekk fa ki nga xam ne moom moo di docteur Mansour Diouf Mansour ñi ngi lay nuyu bu baax di la dalal jàmm fii ci ITV ci Sénégal nga présenté wu wax ñu fan nga nekk exactement ci France. waaw jërëjëf Aj Malick maa ngi lay ziar donc docteur Mansour Diouf nekk anesthésiste réanimateur fii ci Bordeaux en France. ngi nuyu téléspectateur u ITV yëpp di nuyu suñu mbokku Sénégal yi di leen wax déwénati ngeen baal ñu àq baal nañ leen di leen ñaanal kooru jàmm ak salaam. Oui docteur alors tey ji ndax mën nga ñu defal benn aperçu ci jàngat bi nga xam ne moom ngay def ci d'abord en France bi nga xam ne moom nga nekk ban situation la France toll ci Covid 19 bi jamono jile. waaw fii ci France man nag sama ci wàllu feebar bi man maa ngi yëngatu ci wàllu réanimation maanaam li ñuy wax sauvetage yi nga xamante ni fa la ñuy toppatoowee cas yu grave bu ngeen déggee France xam naa ni ngeen di suivre actualité bi sax di ngeen gis ne fii épidémie bi ni mu fi comporté woo moo gën a tar foofu li ñuy gis foofu Sénégal donc kon ñu ciy sant yàlla parce que bu ñu xoolee mortalité bi fii nekk na mortalité bu élevé dafa am jamono yi ci ginnaaw nag France jëloon ay mesure bi ci gënoon a am solo muy mesure confinement maanaam ñu bàyyi dem beeg dikk bi nit ñi toog seen kër loolu nag bi lu ko waraloon mooy dañoo demoon ba nga xam ni système de santé bi dafa saturé woon ñun daanaka suñu moyen de réanimation yi commencé woon di dépasser donc loolu moo taxoon ñu jël mesure bu mel noonu pour arrêter dem beeg dikk bi biñ ko dawalee ak léegi nag ñu commencé gis ay effet di am donc indicateur bi ñu doon jël mooy nombre de malades yi ñëw Sowétas donc ñu gis ni mi ngi commencé wàññeeku alors donc loolu wane ni résultat bu positif la ci wàllu confinement bi moo tax sax fan yi ngeen dégg ni datu le 11 mai incha allah ci lañ bëgg a yëkkati confinement bi progressivement donc globalement daal nañ jàpp ni tendance boobu la épidémie bi am mais après nag bien évidemment li ci des mooy bu ñu déconfiné xamaguñu lan mooy nar a am parce que loolu tamit on va vers un peu l'inconnu donc xamuñu ndax am dafay amaat une deuxième vague parce que am na ñoo xam ne ñu ngi naan dañuy ragal mu am deuxième vague am na ñoo xam ne dañ jàpp nañ ni aussi voilà donc affaire yi yàlla mën na ci def sutura kon daal fi mu ne nii jamono yi may wax ak yow daal situation boobu moo am actuellement fii en France. Mansour picc nga ca kaw xel maa nga ca suuf doomu Sénégal fu mu mënti nekk xelam ak xolam yépp ci réew mi lay nekk donte foofu ngay exercer situation wu Sénégal depuis le 2 mars jàngat nga ko am nañu benn période bu nga xam ne demoon nañu ba nombre de guéris yi sax ëppoon nombre de maladies ba nit ñi di wax cas sénégalais mais jamono yi gis nañu ni dañu am benn pic bu ñu atteindre ban jàngat nga am ci coronavirus ak évolution bi mu am fii ci suñum réew. waaw boo seetloo comme ni nga ko waxee noonu picc ngi ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf ñun boobu ba léegi situation bi am Sénégal ñu ngi koy suivre au jour le jour di ci def tamit suñu di bay suñu wàll ci waar wi di joxe li nga xamante ne nii jàpp nañ ni buñ ko defee dina def sutura di xool yi nga xamante ni tam jàpp nañ ni yii war nañ ko mën a rectifier di def tamit di participer tamit ci sensibilisation bi. mais li ma bëgg a wax foofu rek mooy épidémie bi ni muy évoluer foofu Sénégal nekkul lu war a bett nit ñi parce que cas yi ngeen gis noonu muy yokku parce que fan yi ci ginnaaw dañoo gis ni nombre de tests yi ngeen di def dafa yokku donc bu ñu yokkee nombre de tests yi évidemment nombre de cas yi dafay yokku mais tey jii nii situation bi ñu toll nii Sénégal ñi ngi wax foofu ni cas yi ngeen am mi ngi toll ci à peu près ay 800 jàpp noonu. léegi tey boo ko arrondiroon à 1000 ñu jàpp ni par exemple Sénégal actuellement am na 1000 cas 1000 cas yooyu boo ko multiplier par 26 moo lay jox nombre de morts yi am fii France maanaam 26000 morts ci lañ toll fii actuellement en France kon léegi tey est-ce que ñun boo koy mën nga comparer Sénégal ak France yow nombre total de cas bi nga am nombre boobu lañ am fii ci ay morts waxatuma laa nag nombre de cas bi am fii France. donc ñooñu
suñuy stratégie waruñu leen a méngale. Donc épidémie bi ni muy demee Sénégal noonu dañoo war a adapter mesures yi ñuy jël ak ni épidémie bi di fonctionner foofu. ñun nag dañoo jàpp ni dafa am ay mesures ni ñu ngi koy jël foofu mais daal jàpp nañ ni méngoowul ak ni nga xamante ni nii loolu la ñu waroon def ñun daal loolu lañ seetlu boobu lañ ci am. waaw gis nañu nombre de cas yi di yokk saa su nekk 589 sous traitement li ñuy craindre rek benn moment mooy maanaam ñu dem ba suñu structure yi débordé te gis nañu barki Dembo Ndiaye docteur Seydi bi mu defee tournée mu am lu nga xam ne seetlu na ko maanaam ci centre de réanimation yi yow sax ci loolu ngay faral di yëngu matériel ba nga xam ne moo fa war a nekk ngir sauver nit ñi demewu fa noonu loolu yi tamit ndax nekkul benn faiblesse ci système bi nga xam ne moom moo nekk fii au Sénégal. waaw loolu système de santé bu Sénégal ci hôpitaux yi la fa am ci hôpitaux yi loolu defe naa ne man am na lu ma ci xam parce que foofu mu demoon wax ko muy hôpitalu Ziguinchor yàlla dafa dogal muy hôpital boo xam ne man xam naa ko liggéey naa fa plusieurs fois dem naa fa ay mission ci li ñuy wax antenne chirurgicale donc service réanimation bi ñuy wax fa loolu tur bi rek moo fa nekk ni ko Seydi waxee noonu sax mën ngeen jàpp ni la mu waxul sax moo ëpp li mu wax parce que moom dafa ne remarqué na ay petits problèmes loolu sax waxin la rek xam naa c'est diplomatique mais ay problèmes yu rëy moo fa am mais li am foofu Ziguinchor moo am Kolda moo am Tamba moo am Ourossogui moo am Thiès ba Ndakaaru ci boppam sax looloo fa am tey biir Ndakaaru hôpitaux yu mag yooyu ngay gis foofu biir Ndakaaru seen service de réanimation yi en termes de matériel et de plateau technique la yàlla xam doy na loolu mooy dëgg bu fekkee dañuy waxante dëgg rek léegi nag li nga wax noonu sànq muy dañuy craindre débordement wu suñu système de santé yi ak suñu structure de santé yi mais loolu ku am seet bu dëgg-dëgg di nga xam ne fa lañ jëm te loolu li ko indi mooy xam nga li ko njëkk a indi mooy malade yooyu di leen fay yóbbu fa traité ñu jàpp ni dañ leen fay traité muy ku ñu jàpp mu positif rek ñu jël la yóbbu foofu loolu moo nekkul loo xamante ni kenn mënu ko justifier parce que ñooñu fay dem noonu am li ñuy wax ay forme mineure mais ñooñu dañuy encombrer hôpital yi benn ñaareel bi personnel bi nga xam ne ñoo fa nekk di faj da ngeen leen di exposer inutilement parce que da ngeen leen di booleeg ñoo xamante ni soxlawuñu soins yooyu ñu leen fa ñu wax ni moom lañ fa fay defal bu ko defee personnel bi exposé wu jàpp virus bi mais kay liggéey hôpital bu nga xamante ne ni benn masque lañ koy jox par bis du protéger wu préparé wuñu ko jàngaluñu ko boo dajeek malade bu am ko naka ngay ni nga xamante ni sax matériel de protection bi ñu koy jot a jox kus néew na mu koy utiliser ñun liñ ci gis mooy daf ci am ay failles yu yéeme yu doy waar man fan yële ci ginnaaw maa ngi fi doon def sax ay vidéo de sensibilisation di wan nit ñi ni ñuy solee masque ak ni ñu koy summee mais yooyu yëpp ay problème la parce que man retour yi ma ciy am sax mais daf may yéem parce que am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey ci wàllu ko docteur et tout ça dañ ma contacter di ma wax ni ma mais ni nga démonstration yi nga def noonu sax moo tax ñu xam ni ñuy solee masque ak ni ñuy solee masque donc ma jàpp ni bu ñu def ku ñu testé nga positif rek ñu yóbbu la hôpital loolu c'est pas stratégique parce que malade yooyu tey genre malade yooyu fekk dem di jël bàyyi leen ñu nekk seen kër jox leen ay consignes yoo xam ne dañuy confiné wu seen kër di respecter consignes yooyu léegi nag boo demee ba nga xam ne yaa ngi am li ñuy wax ay manifestation de signe de gravité maanaam nga demaa commencé dem ba nga xam ne nooj ak yu demee noonu genre malade yooyu la ñu war a indi hôpital bu ko defee système bi du saturé beneen bi ñu jël nag moyens yi def ko foofu tey région bu nekk waroon nañ ci dans chaque hôpital ñu identifier service bi nga xamante ni préparé ko def fa ni fii bu ñu amee malade boo xamante ni dafa commencé di sonn fii lañ koy teg traité ko pour mu bañ a egg ci cas grave yi nga xamante ni ñun moom la ñuy gis réanimation yooyu daal seetlu nañ ni vraiment c'est pas stratégique bi ci des tamit loolu ñuy tuddee cas contact yi dajale leen di leen yóbbu ci ay hôtel ñu fay tëdd lu mat 2 semaines aux frais du contribuable xaalis bañ fay dépenser loolu gisuma lu ko justifier amul sens donc affaire bi toll nañ foo xam ne boo seetlu gis ni nit boo tegee ay stratégie à mi-chemin da nga taxaw nga évaluer xool lan la jur mais yooyu bi ñu ko léegi yokk ba nit ñi di keetew
beneen problème bi nga xam ne moom laa souligné foofu mooy terme bi ñuy wax cas communautaire donc di nga dégg foofu cas communautaire di nga dégg foofu cas contact léegi man dama bëgg ñu waxtaan tuuti rek ci wàllu xel est-ce que virus boobu nekk Sénégal coronavirus ba fa nekk même virus boobu moo nekk ci bi moo nekk fépp moo nekk fii France moo nekk Italie moo nekk Espagne moo nekk Chine nekk États-Unis ak fépp mais lu tax yeneen réew yooyu yépp nga xamante ne ni virus bi ma nga fa nekk dafa def njombe gu doy waar da ngeen fa dégg benn yoon rek bis bu ne ngeen di déglu information mas ngeen di dégg ñu wax leen fa cas communautaire wala cas contact wala cas nangam wala cas nangam loolu dama jàpp ni li muy jur mooy nekk di affoler population bi te amul sens parce que sénégalais lambda bi nga koy wax cas communautaire ak cas contact ak loolu amalu ko benn njariñ li ko amal njariñ mooy ñu wax ko quels sont les moyens de prévention ñu insister ci sensibilisation bi terme cas contact cas communautaire yooyu médecin yi nekk ci comité bi ñoom la intéressé bu ñu nekkee seen biir quartier général foofu ñuy traité seeni données ñu ne voilà kay Kër Massar am na cas communautaire fu am cas communautaire ban action lañ fa war a mën a def fii am na ay cas contact fu amee cas contact yan action lañ fa war a def mais terme yooyu nga génne ko ci biir population bi nit ñi affolé ku dégg cas contact defe ni tey la àddina di tukki mais loolu c'est pas stratégique loolu dafay yàq xeex bi tey koo romb ci bedd bi boo ko laajee li muy déglu information yi muy déglu noonu cas communautaire rek lay déglu waaye fii am na cas communautaire rek gaa yi jaxasoo daw fu am cas kii buñ fay wàcc di jëli nit ki solu ba mel ni kuy dem ci weer bu ko defee te xam nañ ma stigmatisation di am loolu moo indi problème yëpp ñuy gis ci feebar ñun daal gis nañ ni am na lu bari loo xam ne war nañ ko. oui mais Mansour bu ñu la déggee ngay wax aussi ñun dañuy xaw a am tuuti problème ci virus bi nga xam ni moom nga wax moo nekk France moo nekk Allemagne moo nekk États-Unis moo nekk yi tamit fi nga xam ni moo di Sénégal mais Sénégal bu ñu xoolee ñi ciy ñàkk seen bakkan néew na lool buñ ko comparé ak ñi nga xam ni ñooy ñàkk seen bakkan foofu ngeen nekk France wala Italie wala bokk ci yeneen réew yi nan ngay expliquer que Sénégalais yi wala bokk les Africains di résister mieux au virus que les Européens. waaw loolu xam nga depuis le début ba feebar bi commencé dugg Sénégal laa ko wax ba ñu jëlee premier cas ba fa dugg jël ko hospitaliser ko permédiatiser ko booba laa leen wax ma ne leen malade yi ngeen di jël di leen yóbbu ci hôpital bi loolu amul sens ñii dañ leen a war a bàyyi seen kër confiné leen parce que ay forme mineure lañu dafa nekk feebar boo xamante ni nag xam nañ ñi nga xam ni ñooñu lay faagaagal di leen faat li ñuy wax les groupes vulnérables yi mooy personnes âgées yi ñi nga xam ne dañoo am juróom-ñaar fukki at jëm kaw ñooñu tey boo leen di wàññi biir Sénégal ci statistiques yu mujj yi ñu jàpp boo ko doon xayma ëppul 3% de la population ñooñu ñooy personnes âgées yi ñi ci des mooy ñi nga xam ne dañoo am des maladies chroniques ñi nga xam ne dañoo am ay maladies pulmonaires am ay maladies cardiaques am ay problème mu diabète am ay surpoids am ay problème mu cancer problème de déficit immunitaire ñooñu la virus bi di sonal di leen yóbbu réanimation ba di leen faat donc bu protection di am ñooñu la ñu war a protéger bu confinement di am ñooñu la ñu war a confiner donc def li ñuy wax confinement ciblé daal di accentuer nag les mesures barrières bu ko defee ñi nga xamante ne nii ñoo gën a féete ndaw am un bon système immunitaire bon système immunitaire boobu moo leen di protéger mooy tax virus bi bu ñëwee du leen sonal am na benn image bu ndaw bu ma yàgg di wax pour mun ko expliquer nit ñi ñu comprendre ko jàppal ni tey sa yaram benn banque la banque boo xamante ni fa nga denc alal nga am ay soldats yoo xam ne ñooy garder banque bi ñoo ko wër yor ay gànnaay yu takku bu ñi nga xamante ni ñoo war a ñëw songu banque bi maanaam virus bi bu waree ñëw songu sa yaram bu gisee sa système immunitaire mu am doole mais du ko mënal dara bu dëgëree bopp nag ba ñëw ni da koy songu bu ko songee mais ñooñu dañu koy daaneel ko loolu mooy waral ñi nga xamante ne ni ñoo féete ndaw am un bon système immunitaire amuñu yenn feebar yi bu leen feebar bi jàppee benn genre soj grippe bu ndaw la leen di def
wala sax du am sax benn symptôme mooy ñooñu ngay wax ni ñooñu la ñuy wax les patients asymptomatiques mais ñooñu amul sens nga leen di jël di leen hospitaliser wala di leen mettre en quarantaine wala di leen jël di leen parquer ci hôtel yi ak yi demee noonu ñooñu seen yaram seen système immunitaire mooy xeex ak virus bi faj ko ñooñu nga jox leen garab nga ñàkk leen a jox garab nga yóbbu leen hôpital nga ñàkk leen yóbbu incha allahu rabbi dañuy wér donc ñooñu lenn rek ngay def mooy protection pour ñu lawal virus bi pour ñu bañ lawal virus bi nag mooy loolu ñuy wax mesure barrière nga insister ñuy raxas seeni loxo masque yaa ngi dégg ak di def loolu nga xamante ni mooy les mesures d'hygiène problème mu masque yooyu noonu mais foofu la ñu waroon a gën a accentuer la sensibilisation au lieu ñuy jox nit ñi de l'information parce que information la ñuy jox chaque jour bu ministère de la santé taxawee ni waaw def nañ nangami test jot nañ nangami cas lañ trouvé ñii ñoo wér ñii ñoo génn ñii nangam mais loolu c'est de l'information c'est pas de la communication. La communication ça doit viser la sensibilisation ñi nga xamante ni nii dañoo am virus bi te sax yëgaluñ ko seen yaram sax sentiruñ ko ñooñu ñoo koy gën a lawal te du fa jeex du fa xaaj dinañ ko am ba wér te duñu ko sentir duñu xam sax ni amoon nañ feebar bi mais bul xam ñaata lañ ko wàll moo tax nag boo multiplier test yi nag nombre yi gën a multiplier wu nit ñi affolé jaaxle tey Sénégal même bu amoon 10 000 cas da nga am ñaari malade ñoo nekk réanimation mais où est le problème feebar bi il faut ñu xam fan mooy problème bi fa problème bi nekk du cas communautaire yi loolu ñu def ci bopp nit ñi di leen affolé loolu la ñu war a bàyyi problème bi c'est pas les cas communautaires le problème c'est les cas graves et les cas intermédiaires yi nga xam ne qui peuvent évoluer vers la gravité moo loolu mooy conduire vers la mortalité te loolu yàlla def na ci sutura bariwul Sénégal loolu la ñu war a donc nañ bàyyi ñi nga xamante ne ni dañoo am les formes mineures ñu bàyyi leen di leen hospitaliser libérer le système hospitalier yaa ngi dégg bu ko defee ñu expliquer leen ku ci am symptôme buy évoluer vers la gravité ngay soxla oxygène wala sa noyyi di am problème ñu jël commencer traiter pour que nga bañ a évoluer vers la gravité loolu mooy affaire bi donc la jeunesse de la population loolu moom c'est un facteur important de protection loolu moom nañ ko wax clairement bi ci des mooy virus bii nii chaque jour ñu ciy jàng lu bari ñuy gis ni muy comporté woo wax naa la sànq ni la boo xoolee nombre de cas yi li ñu wax trouvé officiellement en tout cas li nekk officiel te loolu c'est largement en deçà de nombre réel bi mais nombre boobu 26 fois plus mooy nombre de morts bi am fii kon kay ñun waruñu mun a calquer wu ci li ñeneen ñi di def waa France ak waa feneen di def donc dañu war a am suñuy stratégie wu bopp xool nu ñu koy kii accentuer maintenant la communication man daal loolu laa jàpp ni foofu la ñu war a gën a accentuer affaire. alors Mansour damay dëxëñ ñaari laaj rek yu nga xam ne ci ngay tontuwaale balaa ñuy tàggoo benn bi moo di ni xëy na li ngay wax noonu ni gars yi waruñu leen a téye ci hôpitaux yi wala ci hôtel yi dina xaw a doy waar ci réew mu mel ni Sénégal nga xam ni nit ñi amuñu sens de l'autoconfinement maanaam toogal sa kër nit ki boo ko waxee yi tamit fii am na ñu nga xam ne sax dañuy am feebar bi nga ni leen toog leen ñu daw wala ñuy génn si hôpitaux yi di daw maanaam problème de discipline moom la ñuy am pour contrôler ñi nga xamante ni dañ leen di bàyyi ci kër yi ndax loolu aussi du gën a yokk explosion maladie bi beneen bi ci des boobu da moom ngay mujjee mooy dañu wax ne ñi gaañu ci coronavirus bi bitim réew bu leen kenn indi ci réew mi am na ñu nga xam ne nee nañu loolu ay la yéwén jaadu na am na ñeneen ñu nga xamante ni seen xam-xam màcc na ci wàllu wér-gu-yaram nee nañu loolu warta mën a nekk ndax koor yi maanaam war nañ leen mun a indi te duñu wàll kenn loolu ban maanaam considération nga ciy am. waaw li nga mujjee wax sax man foofu laay commencer parce que boobu man moo ma gën a ñor boobu ba léegi man ñu ngi ci xeex bu méttee métti parce que ñun fii nii ci bitim réew li ñuy wax la diaspora dañu organiser wu def li ñuy wax benn collectif boo xamante ni mooy xeex mesure boobu gis nga mesure boobu noonu mesure gënu ko discriminatoire mesure gënu ko injuste feebar bi experts yi xool nañ ko jàng nañ ko gis nañ ne li ñu jàppoon au début parce que au début xamaguñu woon lu bari ci virus bi moo taxoon ñu appliquer li ñuy wax principe de précaution
comme xamoo nag da ngay barricade lépp loolu moo taxoon au début ñu ne ku ci faatu kenn du la laal kenn du la sang dañ lay jël defal la li ñuy wax mise en bière immédiate mooy ci tubaab nit ki bu faatoo ko jël dugal ko ci biir cercueil bi tëj ko cercueil hermétique loolu la ñu waxoon ñu continuer recherche yi di dem ba ñu gis ni virus bi ni muy wàlleek yu demee noonu ñu dellu si waat indiwaat ay recommandation yu bees ñu ne léegi maintenant loolu ñu tere woon di wax mise en bière immédiate dindi nañ léegi ku ci gaañu mën nañ laa sang mën nañ laa defar ni nga xamante noonu la ko sa diine santé ak sa culture def la ci dégg ak mu en toutes les mesures de précaution mën nañ la jël def la li nga xamante règlement transport sanitaire international wax na ko ñu dugal la ci cercueil hermétique yóbbu la réew ak réew delloo la sa réew faj la ak nu delloo la sa réew denc la foofu xamante ne ni noonu la ko seen aada tërale loolu nag ñun ñu am ci lu ñu jaaxal parce que suñu naataango médecin yi nekk foofu nga xamante ni lu ñuy wax te bu fekkee dañuy wax rek te yàlla tax ñoom ñooy ndeyu mbiliki parce que ñoom ñoo ko conseillé autorités yi ñu jël mesure boobu nag ñoom ci seen bopp dañoo sukkandiku ci la nga xamante ni lan lañ waxoon ci début feebar ba ñëpp ñëw xam-xam bi yokku ñu changé au lieu ñoom ñu adapté wu ñu bañ a adapté wu te loolu teguñu ko ci dëgg teguñu ko ci yoon teguwul ci xam-xam teguwul ci médecine teguwul ci science te tamit mi ngi jur musiba bu biir diaspora bi fii may wax ak yow ñi nga xam ne ñoo fi am seeni mbokk yu ci faatu seen koor yi nekk fii exposé wu fii xamuñu nuñ leen di def mais dafa yéeme te loolu c'est pas humain nañ ko waxante dëgg mesure boobu dañ ko war a dindi ñun nag constitué nañ suñu collectif ci biir collectif bi am na pôle scientifique boo xam ne man ci laa bokk ak sama yeneen naataangooy médecin ñun ñoo ci bokk donc boobu ba léegi ñi ngi interpellé suñu mbokk foofu di xelal autorité yi wax leen ni leen seen loolu mesure boobu ngeen jël na ngeen ko dindi ngeen adapté wu ko par rapport ak fi ñu toll ni li science wax mais seen jàpp loolu bañ koo dindi moom la ñu mënul a comprendre te loolu amul kenn ci ñoom ku mën a génn justifier ko léegi ñu ngi leen di interpellé te li ma jaaxal mooy ministre des affaires étrangères ay ministre de la justice ñoom ñoo ciy wax waa mais ana waa santé ana médecin yi ban médecin foofu moo am sañ-sañu taxaw ak ay naataangoo médecin yi jàkkaarloo bët ak bët na ku dee ci coronavirus bi buñ la defee ci sa këy indi la da ngay constituer un risque sanitaire boobu amul fii laa ko waxee àddina bépp may dégg maa ko wax ca kaw sama baat ci kaw loolu amul tey amul suba te yenn yi nag àq bu metti la te ku ko def yaa ngi gàddu responsabilité bu rëy donc nañ am mat bu toll ni am humilité dellu si ni voilà aujourd'hui la nga xamante ne ni xamuñu ko woon ci virus bi xam nañ ko ci léegi ka nga xamante ne ni dafa faatu foofu war nañ ko mën a indi ñu denc ko fii ni ñu ko war a denc exemple bi ma lay jox mooy man bis bu nekk ci virus bi ci laay liggéey chaque jour ci laay xëy ci laay gont ci laay fanaan maladie mooy maladie gën a garaaw bu ma leen di gérer chaque jour damay soloo ko matériel de protection boobu may soloo ko sumbeeku ki nga xam ne day dund di sëqat di tisooli kooku moo gën a mën a infecté ki nga xamante ni dafa faatu ki faatu xanaa loo gàtt xel di nga xam ne nit du faatu di sëqat wala muy tisooli donc ki faatu ak ki faatuwul mais yemuñu ci en matière de contamination kon xanaa kon loolu mooy ñun bu fekkoon loolu dafa am ñun duñ jege malade te bu nekk ñu ngi ci malade yi donc loolu xel mënu ko nangu mesure boobu c'est injuste nañ ko dindi te loolu moom xeex boobu moom bañuñu ci dara parce que loolu du dëgg du yoon autorités yi nag ñi leen conseiller loolu ñoom ñoo war a dellu si am mat ak humilité wax ni li ñu jàppoon noonu teguñu ko fenn actuellement nii science bi na connaissance yi évolué na donc loolu dañ ko war a dindi loolu nag ma profité fii encore une fois interpeller suñu naataango médecin yi nekk foofu wax leen bu fekkente ne ñoom foofu ñu ko jàpp noonu mais nañ génn taxaw ni ñuy def ni ci télé bi ñu taxaw ci télé bi ni voilà li ñu wax fii lañ ko teg fii lañ ko sukkandiku évoqué ni directive bu OMS la ñu taxaw nañ wax leen amul fenn fu ko OMS bind amul loolu moom maa ngi défier qui que ce soit na génn
jërëjëf Mansour Diouf ñu ngi koy sant di ko gërëm ci li nga xam ne yëpp wax na ko ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu également nekk ay naatangoo médecin mën nañ ci indi ay riposte yu nga xamante ne ni dinañ ko teg ci table ji parce que moom nee na défier na leen pour wane rek ni corps yi mën nañ leen indi fii am na aussi ay failles yu nga xam ni nee na détecté na ko ci système bi dañuy delluwaat ba Kër Massar fekk fa monsieur le maire yaa ngi doon wax léegi lu am solo mu jëm ci ndimbal gi. état bi jël pour dimbalee ko askan bi yéen i tamit am na lu nga xamante ni fàggu ngeen ko pour jàppale askan bi alors maanaam ndimbal googu ñan ñoo ko yeyoo ndax identifier ngeen leen bu baax ba nga xam ni du am benn ségrégation ba ñuy wax ne daal tànneef gi jaarul ci yoon. waaw foofu Malick yaakaar naa ne ni ñu ko tëralee suñ ko doxalee noonu yaakaar naa ne warul mën a am benn coow si man si li ma jàpp tax fii ñun jot nañu lettre boo xam ne jóge na ci ministre Mansour Diouf jaar ci le sous-préfet pour que ñu taxawal ay comité de ciblage communal ak ay sous-comité de ciblage léegi nag les comités communal de ciblage yi nga xam ne Mansour Faye wax nañu ko pour que ñun ñu def ko wax bu dee bu commune bi la dañu ne dañuy jël le maire mais dañuy jël aussi la commission bi nga xam ne mooy yore santé ak sociale ci commune bi jël curé bi jël imam bi jël APDC bi nga xam ne mi ngi nekk fii ci commune bi su ko defee ñoom ñooñu ak le représentant délégué de quartier imam bu amee wala curé wala pasteur ñu boole leen si donc ñooñu ñooy comité communal bi mais ñu demaat ci suuf ci quartier bi ñu def sous comité de ciblage sous comité de ciblage bi délégué de quartier moom mooy jiite sous comité de ciblage bi mais su passé délégué de quartier bi day am imam wala représentant am curé bi wala représentant am responsable jeune am responsable femme am bàjjanu gox am président wu parent d'élève wala directeur d'école bu dee am na ci koñ bi loolu yëpp suñ ko defee c'est pour que ñu xam ne lii groupe la boo xam ne war nañ mën a tànn ñoom ñi nga xam ne impacté nañ ci Covid bi dëkk ci seen biir gox ndax ñoom ñoo ko xam man ma yaakaar ne même bu ñu jëloon sax imam ak délégué kese tànn loo leen tànn boobu dana war a baax mais surtout bu ñu ci yokkee ñii ñëpp kon tànn bi warul mën a am problème li ñu mën a wax kay mooy xëy na di nga war a tànn benn nombre nga am ñu impacté ñu ëpp nombre bi loolu moom dina am te loolu en général fa la coow di amee mais loolu dañuy mën a xam ne mbir mi moom mënta doy kenn ku si nekk nag nga jàpp ci comme ni mairie bi ñëwee ne léegi kat man xam naa ne li état di joxe du doy ndax xam naa sama commune léegi kat man dinaa ci dolli waaye nag loolu mairie bi si dolli bi du doy ndax commune bi tamit wala quartier yooyu am na ay bonne volonté ñoo xam ne yàlla may na leen mbir mi dafa war a nekk jàppalante boo xam ne du yem ci état kese wala ci mairie bi kese mais ba ci bonne volonté yi koñ bu dee xam nañ ko fa am xam nañ ko fa néew doole ñaa am dimbale ña néew doole bu ko defee mbir mi mën a daj su boobaa yaakaar naa ne du am benn jafe-jafe man noonu laa ko gisee ne bu ñu ko defee rek ñëpp jàppee ko noonu yaakaar naa ne jafe-jafe du si am ndax impacté aussi bu ñu ko waxee toujours ma fàttali ko délégué de quartier yi tey man mi doon jaay marché yor sama kër aw ma benn problème tëj nañ marché bi ndax Covid bi léegi man toog naa weer jaayiwuma defuma dara damay am problème war nañ ma mën a boolewaale si ñi nga xam ne ñooy impacté yi man tamit pour ma mën si bokk loolu tamit aussi dafay am parce que impacté rek la ñu wax bu ñu xool rek ne kii këram rafet na mi ngi tëju këram ak waa këram dematul jaayi magasin am fekk alors que moom ma ngay dee loolu tamit aussi dañ ko war a sóoraale impacté la ñu wax waaw. alors monsieur le maire ñu bàyyi la rek nga présenté ñu commune Kër Massar naka la bindoo. waaw commune Kër Massar mi ngi nekk benn commune bi nga xam ne mi ngi nekk ci 25 kilomètres carrés de superficie tey jii boo xoolee population bi mi ngi nekk plus de 500 000 âmes 500 000 habitants mën nañu wax le nombre de quartiers aussi boo xoolee bi ngi nekk ci 133 quartiers officiels mais xam nga Kër Massar ni muy màggee am na ay quartiers officiels yoo xam ne ak officiers yoo xam ne nit ñi ñu ngi dëkk te bu feesee aussi dañuy soxla délégué de quartier kon feesagul maanaam ni ñu la mën a jàngatee Kër Massar mi ngi nekk commune boo xam ne ëpp na ay département ndax
tey Guédiawaye boo xoolee dañ naan 12 kilomètres carrés la mais boo ñëwee ci commune Kër Massar nga ne 25 kilomètres carrés la kon commune la boo xam ne ëpp na ay département ëpp na leen ci superficie ëpp na leen aussi ci ay doomu aadama te doomu aadama yaa ngi continuer di dëkk si donc mu nekk nag commune bu frontière ak commune yu bëri parce que li ma la waxee dafa nekk commune bu bokk ci département de Pikine mais nekk commune bu mujjee ci département de Pikine ça veut dire taqaloo ak département de Rufisque ni mu taqaloowee ay communes yu nekk département de Rufisque la taqaloowee ak ay communes yu nekk ci département de Pikine tey boo xoolee ci département de Pikine Kër Massar day taqaloo ak Mbao day am fu mu taqaloo ak Diamaguène Sicap Mbao am fu mu taqaloo ak Yëmbal Sud am fu mu taqaloo ak Yëmbal Nord am fu mu taqaloo ak Malika boo xoolee nag ci département de Rufisque day taqaloo ak Rufisque Ouest taqaloo ak Jaxaay taqaloo ak Jaxaay ak Tivaouane Peulh donc yooyu mooy communes yi nga xam ne moom la frontière kon day daal di ngay gis ne Carrefour bi ma la doon wax moo nekk noonu tey loolu day dem ba ci même si sur le plan sanitaire gis nga suñu district bi ñu am tey nga xam ne ñu ngi koy jéem a relever plateau technique bi pour yóbbu ko niveau 1 pour mu nekk hôpital tey district boobu day jël waa Jaxaay dañ fay ñëw force waa Tivaouane Peulh waa Ñàkkurot waa ñàgg ñëpp dañ fa ba Malika dañ fay ñëw parce que district bi sax moo géré waale commune de Malika bu njëkk moo géré woon Yëmbal Nord Yëmbal Sud Malika ak Kër Massar tey Yëmbal Nord am na district tey mi ngi géré bu Malika kon ce qui veut dire que population bi muy accueillir boo xoolee ci statistique yi dina accueillir ay 800 malades par an donc district buy accueillir ay 800 malades par an kooku nekkatul district kooku hôpital la donc loolu tamit aussi c'est un plaidoyer fort que nous faisons chaque jour auprès de l'État pour que État mu xam ne foofu hôpital la war a doon mu jàppale ñu déjà la ville de Pikine jàppale nañu am na ñaari bloc opératoire ak benn salle de réanimation lépp pare na équipement yi ñëw na tout neuf léegi ñu tijji ko mais tamit des na ay espace yu bëri tey lu bëri ay urologie lu nekk tey état mën na ko fa tabax ndax espace yi am na fa donc kon tey loolu la ñuy ñaan état jàppale ñu wàllu woowu beneen bi ci des sur le plan de la sécurité aussi parce que rassemblement yi ñuy tere tey dañuy dem jëli ay contingent feneen indi parce que gendarmerie Kër Massar 13 éléments suñ bëggee gérer benn population bu ëpp 500000 bëgg a gérer 133 quartiers donc loolu ay problème la donc il faut que ñu am élément yu doy jox ko brigade bi pour que ñoom ñu mën a accompagner mairie bi ci li nga xam ne moom koy liggéey ñi ngi sant na di gërëm ministre de l'Intérieur aussi parce que man comme je suis député à l'Assemblée nationale j'avais plaidé le problème au niveau de l'Assemblée nationale et le ministre m'avait dit que soo ñu joxee espace de 2500 mètres carrés ñu tabax benn commissariat tey jii loolu am na commissariat bi tabax nañ ko ba dale nañ ko am na fu ñu defaree passeport am na armerie am na lépp am nañ yaakaar ne loolu bu ñëwee dolleekuwaat si Kër Massar dana gën a am sécurité mais sur le transport comme ni ma la waxee ne Kër Massar dafa nekk intermédiaire entre Dakar ak Niayes bi ku jege Niayes bi da ngay ñëw ba Kër Massar wàcc jëlaat demaat transport bi dafa bëri aujourd'hui on a un problème boo xam ne muy problème gare routière tey jii Kër Massar fii oto yi di taxaw yépp ay arrêt la mais soo xoolee tey gare routière bi fa ñuy gaare forêt classée la moomuñu ko munuñ tabaxuñ ko defuñu ko dara donc kon léegi il faut que ñu am gare routière bu mag bu digne de ce nom pour que fluidité circulation bi am arrêt yi oto yi di taxaw ñu bàyyi ko ñëpp dem ci gare routière bi ku jege Dakar boo ñëwee dugg ci gare routière bi wàcce ku war a continuer jëlaat oto ci gare routière bi dem loolu ñu ngi koy demander mais état bi dañ naan la xamal carrément ne forêt classée bi actuellement kenn mënu ko déclasser te actuellement gisoo fi Kër Massar fenn espace boo xam ne tey mën nga fi def gare routière bu nekk lu dul ci forêt classée bi tey dugub bi alhamdulilah métti na mais autopont bi ñu ngi koy waaj a démarrer ci mois bi parce que ñu ngi defar déviation yi suñu defee autopont bi au niveau du rond-point ñu jógee Dakar di jaar ci suuf ñi jógee Jaxaay jëm Malika di jaar ci kaw mën nañu wax ne fluidité circulation dina am mais aussi bu ñu amoon à l'entrée de Kër Massar 2 voies de déviation parce que forêt bi ak habitation yi amul séparation def katu njaaxum bi dañuy ñëw def njaaxum gën a wëpp ñu tëb dugg ci forêt bi kan moo ñeme ban civil moo ñeme dàq def katu njaaxum te dugg ci àll mais tey forêt bi su ñu defaree ñaari tali yi ñuy séparer un à droite un à gauche nga xam ne dañuy séparer complètement habitation yi ak forêt yi mu am éclairage public leer nañ dina créer sécurité benn ñaareel bi dina créer fluidité ci Kër Massar ba nga xam ne tey bu ñu jëm côté gauche bi maanaam Daaru Miset wala Boune wala Parcelles Assainies wala Malika wala sax Yëmbal mën nañ jàdd à gauche dem
ñi nga xam ne dañu jëm côté bële muy Jaxaay wala ñu jëm Medina Kell wala Cité La Linguère wala Pénitence wala Parcelles Assainies Kër Massar Rufisque dañuy jàdd à droite dem seen yoon. ñu jëm biir Kër Massar nag wala bëgg a jàll dem ba ay Lac Rose ak ay feneen ñooñu dañuy def tout droit. su boobaa je crois que le problème de Kër Massar sera réglé. jërëjëf monsieur le maire parce que Kër Massar bi dafa bett ñi nga xam ne ñoo fi daan nekk ay maire ne moo tax lu bëri prévoiruñ ko mais aujourd'hui tombé na ak man ma nekk fi maire tey nekk na une grande ville mais aussi am naa une vision boo xam ne suñ ko defee aussi je pense que le problème sera réglé. mais loolu jërëjëf monsieur le maire état moo may mën a déglu man ma accompagner pour loolu mu mën a nekk. merci beaucoup monsieur le maire de Kër Massar Moustapha Mbengue explication yi leer na disposition yi nga xam ni également jël na ko ci wàllu xeex coronavirus bi am na ay résultats yu am solo ba tey jii Kër Massar mi ngi ci 0 cas alors dundu couvre-feu moom la ñuy daal di dugal daal di wax rek ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk naka la ñuy dundee couvre-feu bi ñu ànd ci ak suñu réalisateur. salaamaaleykum téléspectateurs yu ITV am mbégte jàkkaarloo ak yéen wante jàkkaarloo ki nga xam ne nag sama papa la su ma nee sama papa dafa bokk si ñi nga xam ne dañ ma formé si métier bi ñu teg ma ci loxoom sama papa dénk ma ko muy May Thiandouma ma lay nuyu bu baax a baax naka laay dundee confinement bi comme tout Sénégalais maa ngi sama gàlle toog respecté consignes yi surtout dafa am solo parce que tey jii suñu bëggee taxawal pandémie bi parce que wër na àdduna faw rek ñu respecté règles d'hygiène yi nga xam ne wax nañ ko maanaam toog sa kër takk sa masque tey jii ku ma xam-xam ne man Fatima Silla damaa bëgg terrain rek laay dem journal sportif bi nga xam ne da ngay dem tout le temps ci terrain bi wut information nga ñëw traité ko mais jamono ji ñëpp xam nañ ne sport jamono ji doxatul sport est à l'arrêt le sport est à l'arrêt je vais dire moo tax on est obligé de rester à la maison def du télétravail envoyer de temps en temps des reportages du doon reportage sax mais da ngay def benn interview avec un joueur nga envoyé ko mooy doon télétravail pour rek nga bañ a toog pour ne pas perdre la main surtout maa ngi tooñ léegi di wax waxu Patapaf c'est juste rek pour vous inciter à faire du sport parce que ça fait du bien rester confiné c'est stressant rester dans une pièce toute la journée wala nga toog ci toute la nuit doo bouger couvre-feu bi ñëpp xam nañ ne 20h lay commencé ñu respecté ko wat encore parce que suñu xeex la ñun ñëpp di sol masque yi di raxas loxo yi ku génn ñëw ku munta ku amul lu urgent nga toog sa kër parce que ku si nekk bëgg nga delluwaat say activité nekkaat ci maa ngi lay remercier bu baax sama papa Malick Thiandouma di am yaakaar na rek yaa ngi bougé di def sport di nuyu waa ITV dama fa am ay gayen Padros El Hadj Malick Cissé mi ngi maram maa ngi leen di ziar bu baax di leen wax rek à vos marques. jërëjëf Fatima Silla kooku suñu naataango la di yëngu ci wàllu tàggat yaram dañuy daal di dugal ñaan yi daal di tàggatoo ñuy gërëm notre réalisateur Abdoulaye Ndiaye waaye tamit ci wàllu son bi Modou Diouf doomu xiinin Damiyu pour la coordination nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu technique bi ak ñi ñuy jokkool ñoo ko def fële ca Kër Massar naar moo ñu fa demal Babacar yi tamit ci wàllu liggéey bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñaanu bés bi Abbé Alphonse ak imam Zakaria Cissé jaa ngeen jëf ba suba ak jàmm. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis, et cum spiritu tuo. Amen. Yàlla di buuru jàmm ji, yow mi lee di dekkali ña deeña, te dekkali suñu musalkat, ñu ngi la koy dagan jaare ko ci dereetu lëkkaloo gi ñu lëkkaleek moom Yeesu Krista suñu borom leel borom bi ñu ngi lay ñaan nga barkeel ñépp ñu yaakaar ci yow te di leen di defal lépp lu baax ngir gannaaw bu ñuy eggali seeni jëfin ci sa wet ñu mën a jote ci yow yiw ak barke gi ñu soxla ci àdduna si ñu ngi la koy dagan ci barke Krista bi suñu borom amin. alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi topp ITV ci programme yëpp rawatina programme bii di ànd xeex corona ba tey ñaan yi leen indil ci xeex corona ak leneen lu dul corona lépp luy musiba ak balaak day dugg ci biir bokk na ci julli bi di wax la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim la hawla
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم fukki yoon suba fukki yoon ngoon bu koy wax yàlla dina ko sàmm dina ko aar ci lépp lu muy ragal ci lépp luy lore ci lépp luy gaañe bët làmmiñ cat musiba balaa corona cancer yeneen yi dul yooyu yëpp borom bi subhanahu wa taala dana ko sàmm dana ko aar sobe yàlla ndax yonent saa sallam nee na baat yi magasin la trésor la boo xam ne mu ngi nekk ci suufu arasu yàlla ci suufu trône borom bi subhanahu wa taala fi muy toog ci suufu trône ba nee na baat yi benn magasin la benn koom la boo xam ne foofu la nekk li muy tekki mooy laa xawla amul kenn ko am pexe ci xëcc njëriñ wala quwwata amul kenn ko am kàttan ci puus lor amul kenn ku am pexe ci xëcc njëriñ amul kenn ku am kàttan ci puus lor ku dul yàlla rek moo am pexe ci xëcc njëriñ yàlla rek moo am kàttan ci puus lor kon yàlla moomu mooy ki nga xam ne amul benn buur bu ñu war a jaamu si dëgg jaamu ngay jur njëriñ ñàkk jaamu ngay jur loolu ku dul moom mi nga xamante ne mooy ki màgg ne mooy borom arash mais mooy ki nga xamante ne ku màgg la wala mooy borom arash mu màgg ni kon jullit bi suy wax loolu mbir yëpp mu ngi koy jooyal yàlla mu ngi koy delloo ci borom bi subhanahu wa taala comme ni ñu koy waxee rek ñii nga xam ne ñooy nekk ci lii di faj yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla dëggal yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla aar waaye tamit dañuy wax rek moytu leen def leen nii def leen ne leen mais kan moo ñu mën a puusal lor bi kan moo ñu mën a xëccal njëriñ kenn rek la mooy borom bi subhanahu wa taala moo tax dellu ci moom toroxlul ko di ko ñaan gannaaw bu ñu fagarloo bokk na ci li nga xam ne day xeex corona kon ñu ñëpp nañ leen ci sax suba ngoon bu dégg ba jël gannaaw bu ñu jëlee matukaay yi nga xam ne moom lañu war a jël kon yal nañu yàlla may dégg ak topp yal nañu yàlla sàmm yal nañu yàlla aar yal nañu yàlla daaxal bépp feebar ak musiba ak balaa wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin